أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم mbokku Sénégal mbokku Ndakaaru mbokku Cap Vert mbokku Lébu gi dellu si nañ di leen nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq su ngeen déggee kàddu googu ngeen xam ne mbir ma daan xew mooy egseeti mbir moomu mooy lan mooy ñaan gi nga xamante ni collectivité Lébu daan na ko def di ci ñaanal lépp loo nga xamante ni Sénégal la ak biti Sénégal ngir lan amuñu lu dul ñaan te réew mi toll na foo nga xamante ni soxla nañu ñaan surtout 2021 bii ñaan gi ndëkk dañ ko daan organiser fii ci Yoff ci njiital ki nga xamante ni moo di saltige Mamadou Mbeng nga xamante ni ñaan gi mu ngi ko doon ne ca baay ya ak maam ya di ko def muy rafet ba ñu egsi fii waaye ku nekk xam na ni am na contexte bu nga xamante ni moo nekk ci réew mi muy lan muy force Covid 19 bi nga xamante ni am na fi ban nañu ko daan defee ñu médiatiser ko ñëpp ñëw ñu bokk def ñaan ndax xamuñu ban làmmeñ la yàlla nangu aminam ku nekk xam na ni force Covid 19 bi tax na ñaan googu mënatu la nekk na mu daan nekkee. du loolu rek tamit moo nekk ci réew mi ku nekk gis na ni jamono yi ñu toll réew mi yëngu na réew mi jaxasoo na rawatina Ndakaaru bu mbir mi musaana toll fii nag mag ñi nga xam te ni ñoo ŋànkoon dëkk bi daan nañu daje def ay ñaan def ay muslaay ngir ñaan mooy seen gànnaay ci ñaan la ñu doon defee seen yëpp. ci biir loolu ndëkk ñaan gi nga xamante ni moom la saltige Mamadou Mbeng di def chaque année di ñaanal dëkk bi di ñaanal Sénégal di ñaanal Lébu gi ñaan googu ndëkk ren contexte bi ndëkk am na ci ñoo xamante ne noonu lañ ko war a defee ñu séq ko ak ñaan ñoo nga xamante ni ñooy séq waxtaan wi kenn ki mooy Cheikh Djibi Samb nekk porte-parole 21 dëkk yi nga xamante ni ñu ngi ci biir Lébu gi yëpp séq ta Ndakaaru séq ko mu yor seen kàddu war leen a waxal keneen ki di kan saltige Mamadou Mbeng moom mi nga xamante ni mooy dalal gan yi mooy dalal ñaan gi mu fas yéene waxtaan ak Ndakaaru fas yéene waxtaan ak Sénégal fas yéene waxtaan li ko dalee Ngor Wakaam Yoof ñu xam ne bés bi seen bés la dañ leen di bàyyi ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Djibi Samb di porte-parole Lébu gi nga xamante ni li ma ko waxe sànq ñaar fukki village yeeg benn yëpp moom moo yor seen kàddu fas yéene wax ci seen kàddu ñu bàyyi leen mu wax leen exactement contexte bi fan la toll ak nan lañ koy defee ba buñ ca tolloo képp kuy ñëw rek di nga xam ni ngay ñëwee incha allah ñu bàyyi leen ak Cheikh Djibi Samb. bokki Lébu yi rawatina dëkkandoo yi nekk Dakar yëpp benn baat rek la ñuy ubbee mooy alhamdulilahi rabbil alamin bi nga xamee ne sunu boroom moo ñu jagleel dëkk bu tedd bii ci Sénégal dëkk bu yiw dëkk bu barkeel boo xamee ne macha allah fa tabaarakallah mag ñu baax ñëpp def nañu ci ñaan di ci sant yàlla bu baax ndax réew mi réew mbokk la ñëpp bokk ndey di ay doomi ndey yàlla nañu ko yàlla sàmmal dellu di sant sunu borom bi nga xamante ne moo nu xéewle la presqu'île du Cap-Vert di dëkku jikko yu tedd yi waaye ku wax presqu'île du Cap-Vert wax Seydina Limaamu Laay al Mahdi ak njabootam di leen ndokkale ci jamono appel bii ñu nekk wax dëgg yàlla di roy ci jàngaleem wax di ko sante bokk yëpp macha allah fa tabarakallah di leen jotale ziyaara bi joxal ko xalifa mu jox ko xalif généraux yi nekk ci réew mi yëpp di sant yàlla bu baax waaye alhamdulilahi rabbil alamin bi ñu teewee ci dëkk bu tedd bi di Yoof ku wax Yoof itam wax dëgg yàlla wax cosaanu Lébu yi ndax Yoof gaa mooy berceau Lébu gi Yoof mooy gardien patrimoine Lébu gi yëpp sant yàlla bi ñu ñëwee ci ëtt bu tedd bi di ëtt Baye Bayda Mbeng le grand saltige de la presqu'île du Cap-Vert doomam ju tedd ju yiw ji di la saltige Mamadou Mbeng xam ne suñu borom mooy dogal lu ko neex te dogal ba la ko dénkaan ñu xam ne dafa jóg pour ñaanal réew mi ñaanal julli ci yàlla bi waaye la ci am solo bu ndigal jotee rek jëfee ci am ndigal yi na muy jube ñu dellu di sant yàlla xam ne suñu borom tabaraka wa taala moo ñu yoon sayyidil awwalina wal axirina ci nit ak jinni waaye ba mu jotee ndigal ñu war a wàccee juróom-ñaari kaamil addu alxuraan juróom-ñaar fukki kaamil alxuraan al karim jagleel ko Sénégal ñu war ki wàccee si la presqu'île du Cap-Vert wàcc na ndax ku xam Sénégal xam ne la presqu'île du Cap-Vert mooy bakken bi te nit soo koy dolli oxygène da nga koy jaaral ci bakken bi loolu lu tax moo tax ba mu jotee ndigal la mu teg ko fokk mag ñi waroon a teg mooy naakoon laakoon faakoon mooy teg ko ci ndigal la ci jiitu mooy na mu koy doxalee chaque année ba mu ko jotee dafa dem seeti imaamu ratib bu Yoff Mouhamed Ndoye yàlla fay ko nit ku baax ku sell kuy yiw
moo xam ne itam ci cër bu yaatu ba mu jël mbir mi jagleel ko le grand imam de Dakar Alioune Moussa Sam imam ratib presqu'île du Cap-Vert pour mu joxe ci ndigal barkeelu ko waaye la ca gën a rafet imam ba daf ko renvoyé ci El Hadji Maktar Laay imam mu Laayeen ñu joxe ci ndigal ñu war a jóg ndëkk teg ko ci ndigal li ba mu jógee la jël juróom-ñaar fukki kaamili dal di ko xajale ci presqu'île du Cap-Vert mënuñu lim dëkk yëpp waaye bu ñu jàllee Jandeer jaar Mbijëm jaar Jalaaw maa def maayaa ci dëkk yooyu yëpp ñu xam ne ci dëkk yi la ñuy jàngale alxuraan al karim waaye ku dégg alxuraan al karim xam ne jullit yàlla yëpp ko séq pour ñaan réew bu loolu wéyee la ci am solo mooy fa mu daan teg tànk ci dégg dogalu suñu boroom xam ne yàlla moo bind nit ak jinne la ñu war a am communion diggante doomu aadama yi ak jinne yi xam ne ñu séq Dakar pour ñaan fi jàmm yàlla na fi yàlla def jàmm waaye rek a topp mag doom topp bay saltige du def lenn lu mu dul am ndigal kenn ku nekk xam na ne mooy le coordonnateur des 121 villages des 12 penc de Dakar ak de Tànk Ngor Wakaam Yoof jàll ba ci néegi Sénégal yàlla defal ko cër bi du woon ci ay at cër la bu ko yàlla jagleel ba mu amee cër bi itam na xam ne lébu dafa am kilifa la ñuy wax ne lébu du contre kilifa da ngay dégg na rek mooy cëru lébu yi mooy nangu nañu dogal suñu borom kenn ku nekk ku la bu la suñu borom joxee cër dañu la koy nangul noonu la nangu la ne kuy ñaan réew mi di nga wax borom réew mi le président de la république moom la yàlla teg ci réew mi waaye kuy ñaan réew mi itam di nga wax le grand sëriñ Abdoulaye Matar mi xam ne moo ko dénk cër bi waaye kuy ñaanal réew mi da nga wax notable yi nekk ci Yoof yëpp waaye kuy ñaanal réew mi da nga wax maire yi nekk Sénégal yëpp waaye dëgg-dëgg da nga wax le maire de Yoff Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action sociale ànd ak son premier adjoint Abdou Naar Mbeng ak waa Yoff sant rek ñu ci war li ci des daa ñu ci dellusé waaye dañu wax ne bés bii particulièrement cette année bésu Sénégal parce que la ci am solo mooy la sécurité de ce pays la ci am solo mooy l'équilibre de ce pays la ci am solo mooy jàmmi réew mi la ci am solo mooy dañu war a bokk ndey bokk baay loolu moo tax dañu koy yaatal lébu yi lañu ci biir Cap-Vert la ñu koy jàngi waaye lébu yëpp lébu rek koy jàng dañu ko bokkee ak seen nawlu ci julli ci nawlay julli ci yàlla yëpp la ma ciy cité exemple mooy le 13e penc la communauté Peul de Guinée xam ne dañ leen impliqué ci société bi pour wax ne ñu ñëpp ay doomu ndey lañu la ci des rek mooy oote bi oote Sénégal la oote doomi Sénégal la oote ñuy dëkk ci réew mi la mu laaj lu nga xamante ne dañu koy ñaan pour réew mi def si jàmm yàlla na yàlla defal sutura yàlla nañu yàlla nangu la ca des rek moo ñaanal la saltige Mamadou Mbeng la ko góor ga waxoon il y a plus de 10 ans ne ko doom yàlla moo joxe cër la boo xam ne liggéeyal loolu lébu gi da ngay liggéeyal la Sénégal mais la ci am solo foofu lay terminer adduna bi dañu daan wax ne le Sénégal n'avait pas de ressources minières le Sénégal dafa amoon que des ressources humaines aujourd'hui yàlla ñuy feeñal ay ressources minières on a du pétrole on a du gaz on a lu ne yàlla ñu koy defal waaye dans le patrimoine matériel et immatériel yi ñu suñu mag ñi bàyyil dañu dénk ne lii ñëw moo gën a rafet lii ñëw moo gën a taaru lii ñëw moo gën a barkeel bu réew mi nekkee benn Cap-Vert nekkee benn rek teraanga dana ñëw yàlla na yàlla defal sutura yàlla na ñu la nangul ñu ngi ñaan julli ci yàlla yëpp fépp foo nekk ci Sénégal ak ci monde bi yëpp ñu ngi leen di associé ci prière bi xam ne réew mi daal la ñuy ñaanal yàlla na fi yàlla def sutura jàppale la saltige Mamadou Mbeng yàlla na ko yàlla jàppale ba mbir mu jógee y a des Sénégalais de bon cœur qui sont appropriés de l'événement pour dire que ñaanu Sénégal duñ ci xaar kenn oowu leen ci ñoo ñëw dugal ci seen sa loxo xam ne la cay am solo mooy teral imaam yi ratib ya fay daje jàngkatu alxuraan daara yi wax dëgg yàlla la ci am rek mooy teral leen ngir alxuraan wër le pays Sénégal jar na ko. ñaan dafa fort te biir ñaan gi yéene bi ñu yéene réew mi jàmm jooyu la ñu yéene doomi réew mi yëpp di ñaan ñii bokk réew mi yëpp ak gan yi fii nekk yëpp nañu ànd ak dal ak juboo joxante lokk bokk ndey bokk baay loolu mooy cër bi ak dono bi nga xam ne mag ñi sos nañu ko pour ñuy jëmale ko ci réew mi jëmale ko ci ndaw ñi suñuy doom ak suñuy soxna ak suñuy jarbaat yëpp nañu ànd ak sago ak dal xam ne réew mi yàlla def na ci teraanga yàlla teral na ko ba neen bi ci des itam di ñaanal ñi nga xamee ne dogalu suñu borom ñëw na ba nattu dal leen ci yàlla na leen yàlla xare àjjana yàlla na leen yàlla jéggal ña ci am blessure itam
yal na leen yàlla saafaral seen blessure yi ñu soññi ci ndaw yi rek ne dañu war a bokk ndey bokk baay yàlla nañu yàlla doole sutura woon yàlla nañu yàlla defal sutura ba ñu dégg que trop yi termi rek nootu gërëm saltige Mamadou Mbengue ak i bokkam ak yëpp moom du jeexal kaddu mukk dama koy faral di waxee teg ko ci ndigal lépp lu mu wax itam daf koy teg rek ci frère am Mame Alassane Mbengue ak frère am yëpp bàyyiwul kenn yàlla nañu ci yàlla defal sutura yàlla na leen yàlla jàppale ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen baalu ak ndax gannaaw alxuraan al karim li mu yaatu ñuy takku la àndal la ñu koy tëjee gannaaw alxuraan bi mooy 41 yaasin yi la ñu ciy ñaanal réew mi ci tettal yu wér tettal yi nag fa mu ko jëlee wax dëgg yàlla doy na sant yàlla ku yàlla cëral suñu borom rek la cëral ñu nangul la ko. mu nekk kàddu yu am solo mbokk yi mu ngi noonu prière yooyu nag incha allah dina nekk prière yoo nga xamante ni dinañ ko tàmbali li nga xamante ni moo di jeudi 18 mars incha allah. moo jeudi bi nag mooy li nga xamante ni moom la maam yi daan def muy wàllu jëm ci wàllu cosaan ci jeudi boobu incha allah ci lañ koy def bu ñu demee nag ba ca samedi ba di le 20 mars 2021 incha allah à partir de 10 heures ci la ñuy tëj kaamil yi nga xamante ni doon nañ ko jàng ci ndakaaru ak li ko wër dañu denc ci benn kaamil yi bu ñu ñëwee ba ci bis bi fii incha allah ñu jàng ko fi booleendoo ko tëjandoo kaamil yooyu yëpp ci biir loolu lépp nag kii oo ay gan ba ñuy ñëw ci dëkkam war naa wax ak waa dëkk ba mbir moomu nan lay demee kon ci lañ leen di bàyyee ak ki nga xamante ni moo di saltige Mamadou Mbengue mu wax leen alxames bi ak samedi bi nan lay demee. asalaamaaleykum mbokku jullit yi ñu ngi nuyu mbokku jullit yëpp di nuyu mbokku Cap Vert di nuyu mbokku Yoff nuyu mbokku tànk di nuyu presse bi nga xam ne tey ñëw nañ fii te doomu Lebu yëpp seex ko di nuyu sunu naatangoo sunu mag Cheikh Djibril Samb di sunu mag di sunu conseiller ñu jël sunu kàddu dénk ko pour les 121 villages Lebu fu ñu dem rek moo yore sunu kàddu muy mag mu baax mu rafet xalaat ah njagand ak li xew lu xew di ay di njàmbat ah Yoff comme ni ko Cheikh Djibril Samb waxee mooy berceau communauté Lebu ñoo jur ñëpp ah moo tax ñaan yi nga xam ne ñu ngi ko doon def depuis des années ren yàlla andi li mu andi ci Sénégal ñaari weer a ngi nekk yàlla xam na ne ñu ngi ciy def ay ñaan waaye bu kii téwee dañ koy yeew ci bokk bu moo tax ñu dem bu gum teeñee dañ koy yeew ci boppu yëkk kuy ah ñaan yi nag ñu amaat ci ay ndigal te ñun lu ñu def rek dañ ciy xaar ba am ndigal li ci jëkk mooy dañu am ay àndandoo muy suñu cosaan ñi nga xam ne ñoo dëkkee Yoff ba wër Ngor Wakaam ba jàll Soumbédioune ba jàll ba Jalaaw ba Mbuur ak ñañ ko séexal yëpp ci biir Sénégal ak biti Sénégal waaw bi ñu joxee tettal yi ñu ne nañ ci jublu comme ni ko Cheikh Djibril Samb waxee ñu tàmbalee ko alxuraan comme d'habitude noonu lañ ko daan defe altine la ñu tàmbali ci ndigalu imam ratib de Dakar ak imam Matar imaamu Yoff Mouhamed Ndoye tijji ko fii ànd ak waa daara ji ñu tijji bu rafet ñu lancé ko village yi commencé jàng te ba tey ci suba presque dëkk yëpp yeggal nañ seen njàngu alxuraan ah buñ ko defee ba pare alxames ñu war a dajawaat fii parce que àndandoo yi dina am luñ la fànqal waaye dina am lu leen diggaale il faut nga jëfandiku jëm seen mbir mooy yëfu cosaan dinañ fi daje def ay offrande ñaan jox leen bu samdeen rek ñu tëjewaat ka alxuraan xam ne dañu ndax kepp ñaan gi dañ ko ubbee alxuraan def cosaan samedi ñu tëje ka alxuraan bu ñu paree nag dinañ waxtaane sunu mbokk bëgg nañ imam ratib bi def une déclaration forte jëmale ko ci communauté bi jëmale ko ci Sénégal jëmale ko ci àdduna bi parce que imam la boo xam ne bu ñuy déglu la ci Sénégal oo nañ ci nag ñëpp communauté bi dafa yaatu am na ñu yenn religieux bi comme ni ko Cheikh ji bi am na ñu yenn cosaan li am na ñu yenn politique bi mais amuñu ci xaj ak seen kii dalal nag mooy maire Yoff Abdoulaye Diouf Sarr mooy dalal xew bi
Cap-Vert ka bokk mais moo koy dalal kon moom duñ ko si oo mbiram la moo war a teeru gan yi moo leen war a teral moo leen war a jox paas ñu ñibbi mook Abdou Naar kon ñooñu moom duñ leen ci sax woo parce que ñooy dalal te woo nañ si mbokki maire yi Lébu yëpp Cap-Vert ñëpp jot nañ information bi binduñu si ne kenn lettre dañ la wax ne rek ñu ngi ñaan nangam ak nangam lañ si war a def tout court ku am yéene def si li Cheikh ji am na ñu am yéene am nañ mbokk moo xam ne mu nga biti réew xawma ko sax daf ko dégg rek yónnee fi teraanga ju yaatu kon loolu la ñu xaar si ñëpp li mu wax dëgg la bu ñu paree dina am ay sarax yu mu àndal war nañu saraxe ceeb bu bëree bëri suukar su bëree bëri dugub bu bëree bëri yooyu yëpp mooy tëj ñaan gi kon loolu mooy illa daje bi ñu jox rendez-vous population Lébu gi population Yoff ooteew ñu sax rassemblement mais dinañ sigg quelques kilifa Yoff yoo xam ne mënul ñàkk ñu fekke daje bi comme niñ ko defee ci village yëpp ñaan nañ village bu ne sa imam ratib ñëw ak sa borom dëkk ak koo ca mën a àndal kon noonu lay tëdde kon woote bi dañuy bañ rek nit ñi gis ko ci télé bi ne yëgaluñu leen ko parce que ñoom ñoo ko daan ànd ci biir ak ci biti mu daan nekk ñaan yu yaatoo yaatu waaye ren de contexte bi moo tax ñu wax ne nag ka kay présider mooy imam ratib bu Yoff ak imam grande mosquée ak imam Matar ñoom ñëpp joxe nañ ci seen ndigal kon ñetti imam yooyu bu ñu joxee seen ndigal rek jàpp naa ne ñii des ci imam yi Cap-Vert yëpp joxe nañ seen ndigal kon ñu ñaanal presse bi yéen ñi nga xam ne suñuy doom ngeen yore presse bi diggante Ngor ak Yoff ak Wakaam ak ba Caaroy ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla yaatal télé bi ak jàppale leen li ngeen ci bëgg yëpp yàlla def yéen tamit événement bi seen événement la te na ngeen taxaw lu ngeen taxaw na ngeen ko xeeb parce que communauté bi bëgg na amaat beneen taxawaay loolu daal lañ leen di interpeller ñaanal leen yàlla defal leen teraanga bu bëccëg baa nag lu ñu am ci teraanga rek ñu bokkante ko incha allah ci kàttanu Seydina Muhammad ñaanal ñëpp tàggu ñëpp ñaanal sama yaay ji ci biir yàlla na ko yàlla guddal fanam lu ñu man rek ci Lébu gi lu ñu man ci biir Yoff man ka biti Yoff ñaanama tax parce que ñaanama jiitu ci ñun du ñu def lu ñu ñaanalu yàlla doom yàlla la ci yàlla defal ndam kon moom it mënuñu toog fii fàtte ko ñaanal ko wér gudd fan ba li mu bëgg ci njaboot gi ak Lébu gi ak mbokk gi yëpp yàlla moo tëgg allahumma salli ala sayyidina Muhammad. mbokk yi mu ngi noonu woote baa ngi noonu le 18 ak le 20 le 18 tombeek jeudi mu nekk ñaan gi am te ne mooy nekk ñaanu cosaan gi lañ ca war a def yëpp ñu def ko bu ñu demee ba ci samedi bi nag ñu àggale benn kaamil bi des ci 70 kaamil yi nga xam te ne moom la ñu waroon a séddale bu ñu paree ñu tëj ñaan gi waxtaane bokk waxtaane jàmm ndax lu dul jàmm moo ko gën te Sénégal soxla na jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj mag ñi jàmm lañ fi jëmbat borom bi subhanahu wa taala jàmm la bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàmm tax yàlla wàccee ko ci kaw suuf kon ñu ñi nga xamante ne mooy mag ñi bàyyi leen fi jàmm lañ fi jëmbatoon jàmm jooju ndëkk moo war a jiixatal ci ñun moo waral ñaan gi te amuñu lu dul ñaan ndax jullit ngànnaayam mooy ñaan nag li am solo mooy na jublu ci borom bi rek illaa man atallaa bi qalbin salim na sa xol sell rek nga laabal sa xol jublu sa borom ñaan ko noo ko ñaanee rek na jum ci sa borom rek moo am solo kon mbokk yi woote baa ngoog képp ko nga xamante ni rek doomu Cap-Vert nga képp ko nga xamante ni jàmm ñor na la rek ñu ngi lay woo ci bés boobu di nekk le 18 jeudi ak le 20 samedi incha allah mu ngi amee fii ci kër saltige Mamadou Mbeng à partir de 10 heures mu ngi noonu ñu koy yëgal ñëpp bàyyi ñu kenn asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.